Culture. la ca gën a fës bokk na ca coow la amoon ca pharmacie Serigne Fadilou Mbacké Ndiaw a ngi wéy di desu xambin ndax kat ordre national des pharmaciens bu Sénégal maire ba futt la ñu def ne nañu duñu seetaan benn yoon yëf ya muy ëppi yoxo ba tax na dinañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn lépp lu ca war rek ñu daal di koy def li nu mel bu nu ko seetaanee dina mujjee ëppi loxo dinañ ci déglu seen njiit di Assane Diop ci biir xibaar yi ñeneen ñu ca àddu ñoo di askan wi ñoom it ñaawlu ba fa ñaawlu yam jëf ju ni mel nee nañu nag lii nañu ko daal di rek dagg gannaaw bala moo ëppi loxo ba tax na sax askan wi jàpp ni yoon lépp la fi nekkal kon lépp lu ca war rek nas ko ca def dinañ ci déglu seen gis-gis ci biir xibaar yi ba tey ñu daal di wax coow la am ca makkaanu jëwriñ ñi dénk lépp lu jëm ci wàlluk yoon benn agent la ñu jàpp ni moom da doon jaay ay nationalité sénégalais 1 million ci sunu ko koppar loole nag section de recherche daal dina tekk juróom-ñaari doomu aadama ci ñoom ñu njott ni ñoo def lu ni mel ka nga xam ne nag moo jiite yëfe di kàngam nga jamono ji ñi ngi koy wër gu metti gi Mari Sagna bu ñu mayul dina ñibbi ni ki tey ji ca ay mbokkam loole nag gannaaw di ab xibaar boo xam ni fësal nañu ko ndax lépp lu ca war rek di ab requête ay avocat am daal dinañu ko rek déposé woon ngir mu am ab liberté d'office ba tey dinañ daal di waxtaane mbokk yi xibaaru bitim réew ànd ci suñu naataango Kumba Ba bu ñu fa jógee digtal leen tàggat yaram ak Dissa Pereira ñaareelu pàcc xibaar bi benn ponk la muy xibaar yi waxtaane ci aada ak cosaan tey nag danañ ci waxtaane ak ki nga xam ni mooy waykat bi di José nekk doomu ko Côte d'Ivoire war a wax nag ci xew-xew bi nga xam nañ ko amal fii ci Ndakaaru muy ay bés yu ñu jagle réewum Côte d'Ivoire waaye tamit àdduna jëmale ci faatuk DJ Arafat mi nga xam ni fan yee ñu génn la ñàkk bakkanam kaneen kuñ leen di xamaleel moom moo di Seydou Nourou Niang moom mi di ab waykat di doom ci Ndey Seck signature kéwal du tëb doom ja bët ndax yoonu ndeyam la daal di jaar tàmbalee soobu ci wàllu ko way dinañ ko déglu ci biir xibaar yi loole lépp mbokk yi moo nar a nar képp xibaaru digg bëccëg gi Dior Mbodj moo leen ko jottali feggoo Kati Ndiaye ci wàll wi ci xaral léegi Daouda Gueye bu ngeen yaaxeerloo tuuti ñu yaatal. Midi Culture. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi tey la ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru août atum 2019 xibaar digg bëccëg yi dañ koy daal di tàmbalee ak la nga xam ni mooy coow la amoon ca pharmacie Serigne Fadilou Mbacké mu mel ni que nag police daal dina fësal ab communiqué soxna Kati Ndiaye. police nag daal dinay fësal ab communiqué ba tax na rek fi mu nekk nii moom mooy di ñi di autorité yi jóg rek daal di taxawal ay mesures disciplinaires ngir rek li ni mel bañ a daal di amati fi li nga xamante ne rek moom moo di ci Sénégal bureau des relations publiques de la police nationale daal dina koy xamle ci ab communiqué bi nga xamante ne rek bind nañu ko ngir rek mbir mi ni mel ñu daal di koy doxal ci ni mu gën a gaawee. ci lu ni mel sax kat yi ca la ñuy des ba léegi ndax ordre national des pharmaciens bu Sénégal ñoom it maire ba futtu lañu def ba tax ñu amal janook taskatu xibaar yi ni ki tey jii jamono ji may àddoo la ndaje mi doon am lañu ca wax rek moo di bëggatunoo gis mbir mu ni mel. mbir mi ni mel nag ma nga amee woon foofu la ca pharmacie Serigne Fallou bu Parcelles ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di syndicat di pharmaciens yi nag daal dinañu wane seen jaaxle jëm rek ci ñi nga xamante ne ñoo ñee lañu daal di teg seen loxo li nga xamante ne moom moo di kaaraange askan wi ci ab point de presse gi ñu doon amal ni ki tey ci suba ñoom ñi leen di pharmaciens yi ñi ngi ñaawlu doxalinu commissaire bi waaye tamit ñoñam mu fa àndaloon ba tax na li ñu bëgg rek moom moo di yoon daal di def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee ñu teewlu leen ci micro Kumba Ba. commissaire Sankhare ñëw na présenté wu en civil nii dama bëgg tel garab pharmacien bi nekk boo amee ordonnance dañ jaay la ko waaye bu doon suñu sax yéen ordonnance wax ji di dem ba xëy na ñu waxante fa wax ju rëy wax jooju moo indi mu woo ay élément am pharmacien bi nga xam ne mi ngi def liggéeyam deful dara lu dul ana ordonnance bi balaa ma lay jox garab bi ñu jaay ko doole ñun ñëpp gis nañ vidéo bi mënote ko comme si sàcc la wala ku rey nit dugal ko si auto police yóbbu ko police indi déjà loraange ci moom indi loraange ci ñi fa doon liggéeyee mais indi loraange aussi suñu soxla woon garab guddi googu parce que pharmacie dafa obligé tëj nit ñi dañuy obligé dox fu dem fu sori pour am garab ñu jàpp nag ni lu mel noonu warul am ak ku ko mënta def waaye nag mu jóge si commissaire de police daf ñu gën a tiital ndax tey yàgg na ñuy kaas naan am na ñuy jaay garab yu bon am na ñu fi nag tey xëy na di jox ay garabu corticoïde nit ñi di ko xeesali di ci gaañu am na ñu fi nag def exercice illégal de la médecine ubbi seen cabinet
vacciné te amuñu ci droit loolu yëpp bu fi nekkee ñu xaar police liggéey ci te ñun tamit ñu jógoon dox ay jéego waxtaan ak autorité police yi pour que loolu dak bu ñu fi ñëwee tey policiers yi jóg di dal ci kaw pharmacien bu def liggéeyam te deful lu dul def liggéeyam ni mu ko waree ñu jàpp ni du yoon donc ñu ngi koy mettitlu ba fu mettitlu yam di ànd ak docteur Cheikhouna Gaye di ànd ak docteur Mame Mbacké Ndiaye di leen wax ne syndicat des pharmaciens privés ak pharmaciens yëpp ànd nañu tey taxaw nekk benn pour que fu ñu wax ñu dem fa ak ñoom pour force reste à la loi pour que mbir mi ñëpp xam ne amul Sénégalais bu sut sa morom ci kanamu yoon. mi ngi noonu nekkoon kàddu yi ki nga xam ne moom moo jiite ordre national des pharmaciens bu Sénégal doon addu ci waxukaay yu Kumba Ba ñu des ci wàllu woowee ba tey ñeneen ñu ci joxe seen xalaat moo di askan wile ñoom nag dañoo daal di ñaawlu mbir mu ni mel. ñaawlu nañu ko rek ba tax ne ni ñu ko tuddee rek moom moo di acte de vandalisme waaye tamit abus autorité micro-trottoir bi ki ko def rek moom moo di Aminata Ba. mais loolu dafa ñaaw trop parce que normalement kenn du doxalee noonu sax parce que dëkku loi la ñu nekk n'est-ce pas voilà am na loo xam ne sax même yow commissaire boo ñëwee ba si lieu que pharmacie la moindre des choses mooy nga laaj lu xew jëla après nga mën a bu fekkee am na ay daan nga daan mais ñëw saccagé ñëw mënate nit ñi yaa ko ëpp doole moom xam nga loolu moom du affaire bu kii. bu ko defee moom jalgati na loi bi normalement garab boo koy jëndee bu ñu la laajee ordonnance da nga ko war a indi am na yoo xam ne mën nañ ko jaay sans ordonnance am na yoo xam ne ordonnance rek moo la ko mën a jox kooku moom du yoon moom. commissaire bi bu defee loolu day def ko wax ne man commissaire la am naa doole am naa ñu la war a kii te loolu du yoon pour pharmacien moom def na li mu war a def na li mu wax garab bi mën ma ko jaay sans ordonnance kooku moom mu ngi si droit. am na garab yoo xam ne bu ñu ko jaay sans ordonnance c'est pas parce que moom commissaire rek dafa war a ñëw imposer wu. su nekkee sa liggéey moom da ngay woon sa morom ne yaa ko ëpp doole waaye lii moom c'est pas du tout normal commissaire bi moom il a tort. policier bi nag dafa foog ne moom comme homme de loi la dafa sol tenue moom daal fu mu taxaw daal soxlam dafa war a faju ci noo xamante ne nekkul yoon c'est pas normal tooñ na pharmacien bi xam nga luy yoon xam nga lépp lu luwaay def loo xamante ne du yoon yoo xam nga ko luwaay def loo xam ne du yoon yoo xam nga ko. ñu daal di wax leneen ak looxoor goo xam ni moo amoon ca màkkaanu jëriñ dénk lépp lu jëm ci wàlluk yoon benn waay la ñu ni ab agent la sax moo doon jaay ay nationalité sénégalais loole nag 1 million ci sunu ko koppar la ko doon jaayee ay libano-syrien ba tax na rek jot nañu daal di teg loxo lu toll ak juróom-ñaari doomi aadama yoo xamante ne ci mbir moomu lee la ñu daal di nekk ñi ko def rek ñoom ñoo di section de recherche bu Dakar ki nga xamante ni moom la ñu jàpp ne moom moo nekk ca bopp mbir mi jamono ji nag kenn gisagu ko. ñu daal di wax leneen mbir Guy Marius Sagna moom activiste boobee njottees na ni boo mayul tey jii mën naa ñibbi fa nga xam ni moom moo di këram ndax kat ay avocat dañoo dugaloon li nga xamante ni si moom moo di rek ab requête boo xam ni dañoo sàkk woon ñu daal di koy amal ab liberté d'office ca na mu gën a gaawee. loolee ñu ko xam ne rek moom moo di journal bi la di Libération parquet bi nag daal di nay xamal doyen des juges bi ni jox na ko rek feu vert am ngir rek ñu daal di libérer activiste bi ni mel ci fàttali rek Guy Marius Sagna la nu koy toppee moom moo di fausse alerte au terrorisme suite bi nga xamante ne rek jotoon na def ab publication goo xamante ne rek communiqué de presse bu FRAPP France dégage nag la daal di woon publier ni ko fukki fan ak juróom ci weerub sulet bi. midi dem na ba toftal juróom-ñetti simili ci aéroport international bu Dakar. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ma nga noonee ñu daal di soobu ci xibaaru bitim réew ànd ci ak soxna Kumba Ba soxna Kumba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Dior nuyu naa kat yi auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba dañu koy tàmbali foofu la ca RDC traitement jëm rek ci xeex li nga xamante ni moom moo di virus Ebola jamono ji professeur bi la di Muyembe mu ngi ci am xel mu daal. kon expert yi nekk ci comité de surveillance bu données ak sécurité di DSMB ñeel wàllu jàngoro yi Ebola ñoom ñoo ko xamle démb ci alxamis gi ni découvrir nañ ñaari molécule yoo xam ne li leen tax a jóg moom mooy faat jàngoroy Ebola molécule yooyu sax jot nañ leen jëfandikoo ci ayubés bu ñu génn ñeel mbirum riposte bi nga xam ne taxawal nañ ko di riposte contre l'épidémie maanaam ngir xeex jàngoro ji kenn ci ñi nga xam ne inventé nañ benn molécule bi di MAB 114 moom mooy professeur Jean-Jacques Muyembe moom jamono ji sax moom moo nekk ci bopp équipe bi nga xam ne moo yor wàllu riposte ñeel jàngoroy Ebola nee na daal ñaari produit yooyu nga xam ne yu bees la te ñu découvrir ko tax na ba ñu mën a xeex bu baax ci malade yi nga xam ne doon nañ am jàngoro ji ba pare di faatu ndax lim gi wàññeeku na bu baax te nee na dina gën a wàññeeku bu ñu sukkandikoo ci professeur Muyembe ba léegi dina tax it
ñi nga xam ne amoon nañ Ebola ba nit yi di leen daw yëf yi daal di wàññeeku. ca Soudan nouveau premier ministre bi la di Abdallah Hamdok nag daal dinañu koy confirmer ni ki ñaar fukki fan ci weeru août bi ñu jëm. ci lañ ko fas yéene confirmé kon moom mi nga xam ni moom mooy premier ministre bu yees foofee ca Soudan turam nag xamle nañ ko démb ci alxamis gi fukki fan ak juróom ci weeru août atum 2019 ñi ko fësal nag di représentant protestataires yi nga xam ne nag ñoom lañ joxoon prérogative ngir ñu tànn ko turam nag di Abdallah Hamdok moom lañ ko fas yéene dénk kon dinañ ko confirmer ni nga ko waxee talaata gi ñu dëkkmal ñaar fukki fan ci weeru août bi ñu nekk ñi ko fas yéene def di conseil souverain bi nga xam ne moom moo yor organe de transition ba liñ ko tànnee nag ñi ko tànn di alliance pour la liberté et le changement nee nañ nag moom nag haut fonctionnaire international la économiste la moom Abdallah Hamdok ba at mi ñu weesu di 2018 moom mu ngi occupé woon poste bi di vice secrétaire bu commission économique ñeel mbirum Afrique foofee ca ONU di mbootaayu xeet yi maanaam daal biñ koy tànn démbkat yi daanaka askan wa fa teewoon ñoom ñëpp ñoo ci àndoon ba sax équipe bi nga xam ni moom la fas yéene taxawal civil yi ñoom ñoo ciy ëpp ndax fukk ak juróom-ñett ci poste ministériel yi nga xam ne moom lañ fa fas yéene taxawal nag civil yi ñoom ñoo koy occupé militaires yi ñaari poste rek lañ fa fas yéene am muy défense ak it intérieur. Kumba ba ñu jeexalee ko ca Gabon fukki weer rek léegi bi mu amee li nga xamante ne moom moo di AVC président Bongo nag daal dinay assister ci cérémonie bu njëkk. muy njiitu réewu Gabon moom Ali Bongo Ondimba nag daal dinay teew ci cérémonie ba foofee ca Libreville mu waaye nag defu fa discours moom nag terewul ñi nga xam ne ñoom ñooy taskati xibaar yi sonaloon nañ ko lool ngir wax ak moom moo xam taskati xibaar yi ne ci réew ma wala ñu jógee bitim réew ndax bii mooy guléet mu génn gannaaw AVC bi nga xam ne daaneloon na ko ay fukki weer a ngi nii kon ci jamono ji débat bi nga xam ne moom la opposition ba di kujje gi di waxtaane mooy est-ce que dina mën a wëyal moom di nekk njiital réew ba tey défilé militaire ba nag ñu ngi ko jàpp ëllëg ci samedi gi ngir màggal juróom fukk ak juróom ñeenteeli at bi nga xam ne dëkk ba moom na boppam nga xam ne nag moom président ba war na faa teew ndax at mu ne daf fa daan teew waaye nag war na it def discours à la nation bi nga xam ne baaxoo nañ ko def saa suñu waree màggal li nga xam ne moom mooy fête de l'indépendance te télévision yenn ca réew ma tamit war nañ koo wane tey ji la war a doon Ali Bongo mi nga xam ne nag li ci jaaxal askan wa mooy jamono ji buy déplacé wu sax ab kaan lay yor kon kat yi fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel biti réew. cant ngërëm ñeel na ko moom Kumba ba di leen jaajëfal ci teewlu ngeen ñu teewlu ci 99.4 fukki simili ak ñaar moo toftal ci midi ñu dikk yéen ci xibaaru tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. Dissa Préra la ñu ci dalal Dissa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Dior Mbodj maa ngi lay nuyu soxna Kati Ndiaye. maa ngi lay fay Dissa ñu tàmbali ko ak basket demi-finale afro basket 2019 Sénégal nag dina daal di jàkkaarloog Mozambique ni ki tey. tey le Sénégal war a jàkkaarloog Mozambique ci demi-finale yi ginnaaw nag ba mu dooree dem Angola 88-54 ci deuxième demi-finale bi am 19h waaye laata loolu Nigéria moom tamit dina daje ak équipe bi di Mali loolu mooy première demi-finale bi Nigéria nag démb moo dóor 76-46 Mali moom moo dóor Côte d'Ivoire 60-51 loolu moo nekkoon résultat yi nga xam ne moom mooy tukkee ci quart de finale afrobasket féminin yi di am fii ci Sénégal. ñu desandi ba tey ci basket masculin ak liste fukk ak ñaari joueurs yi nga xamante ne Moustapha Gueye tànn na ko. waaye laataa ñuy dem ci basket masculin kat yi dañuy des tuuti ci basket féminin bi ak victoire u Lions yi démb face à l'Angola joueurs yi ak joueuses yi plutôt ak ñi nga xam ne mooy entraîneur bi am nañ ci ay réaction fi mu toll nii nag ñu déglu ki nga xam ne mooy Bintu Diémé ak Oumou Khayri Sarr ñoom ñaar ay joueuses lañu match bi démb rassuré na leen waaye tamit seen kanam match bi di am entre ñoom ak ki nga xam ne mooy Mozambique yitteel na leen kon ñu déglu ñaari joueuses yi ba xam lan la ñuy préparer pour match Sénégal Mozambique bi di am 19h. dara yombul ci compétition bi match yi dafay laaj physique bu baax kontaan nañu lool ndax waa bañ bi wane nañu bu baax seen bopp fii nag ba ñu yegg ci final bi match bu yomb du ci am pour demi-finale bi nag suñu adversaire dinañu xeex ak ñoom bu baax. Du début à la fin et rien lâcher. On est vraiment contente et on peut être
fiers de nous. kontaan nañu lool waaye liggéey bi dafay wëy dinañu concentré wu pour match suba bi match bi nga xam ne nag joué nañ ko tey kontaan nañ ci ndax wone nañu suñu point fort di défense bi pour match bu suba bi nag dinañu concentré wu bu baax ngir mën a gagné. Pour demain le match de demain. mu ngoog muy Bintu Diémé ak Oumou Khayri Sarr ñaar ci joueurs yi nga xam ne ñoom dañoo bokk ci Afrobasket 2019 bi après ñaar ñooñu nag ñu wax tey ñu déglu ba tey ki nga xam ne mooy Cheikh Sarr nag moom mooy coach Lions yi ginnaaw seen match ak Angola fi mu toll nii nag Cheikh Sarr li mu gis nekk ñële ay lusophone lañu seen jeu équipe nationale tàmm na ko ndax Angola la ñu mujjee dajal ci quart de finale yi Angola ak ki nga xam ne moom mooy Mozambique seen ay jeu soriwul teewul moom nee na dina am na ay vidéo dina tax dina jàng bu baax équipe bi ba pare proposer benn plan de jeu ci mën a gagner équipe bi nga xam ne mooy Angola ci demi-finale yi ñu déglu Cheikh Sarr ci micro King FM. Mozambique on a rien à dire. amuñu dara lu ñuy wax ci Mozambique équipe bu baax la ndax équipe bu ñëw bu demi-finale am na loo indaale ay lusophone lañu comme Angola xam nañu seen façon de jeu pénétration 3 points décalage am nañu tamit seen ay vidéo nañ ci liggéey tey su guddi proposer benn plan de jeu li leer ba leer mooy match démb bi passé nañ ko bu suba bi moom moo gën am importance. C'est le match demain qui est le plus important pour cette Afro. ngook kooku di Cheikh Sarr doon coach Lionu basket yi nga xam ne fi mu toll nii ñoom ñoo war a jouer tey demi-finale Afrobasket féminin ñu des ba tey ci basket wax nag ci coupe du monde bi war a am 31 août bu jàpp 15 septembre fële ci Chine Moustapha Gaye di coach bi moom génn na liste de 12 jours yi nga xam ne ñoom la sélectionné pour dem foofee ca coupe du monde boobee ñu mën see ràññee ki di Khan Dalmeda Djibril Thiam Moustapha Diop Lamine Samb Mohamed Faye Momar Ndoye waa Maurice Ndour Ibrahima Fall Faye Makhtar Gueye Amady Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Youssou Ndoye ñooñu ñooy 12 jours yi nga xam ne ñoom la Moustapha Gaye di sélectionneur équipe masculine bi choisir pour ñu dem fële ci Chine defi jongante li nga xam ne coupe du monde du 31 août au 15 septembre 2019 bi foofu la nga jeexee li nga xam ne mooy xibaaru tàggat yaram yi soxna si. jaajëf di sa prera jaajëf yéen ñi bàyyi xel ci 99.4 fukki simili ak juróom-ñaar moo toftal ci midi ca complexe culturel Léopold Sédar Senghor ba ca Pikine. xibaaru caada yu wér te wóor. ni ñu leen ko junjee woon ci njëlbéenu ko xibaar dañu daal di sóobu ci ñaareelu pàccu xibaar yi muy li ñu jagleel wàllu caada ak cosaan daal di koy doore rek ak ay bés yu ñu jagleel réewum Côte d'Ivoire fii ci Ndakaaru ba tax na nag artiste bi di José yi moom teew na ci daal di rek addu ci xew-xew bu ni mel. yëkkati na ci ay kàddu waaye tamit nag la ca gën a fës moom moo di kàddu yëm yëkkati jëmale ko ci génn àddina ki nga xamante ne rek moom moo di DJ Arafat ca loolee rek muy daal di xam le ni ñàkk nañu ko rëy jëm ci wàllum adak cosaan ci li nga xamante ne rek moom mooy di fii ci Afrique loolee mu ngi ko xamle ci micro di sa frère. Ma venue coïncide avec un moment où la Côte d'Ivoire. jamono ji ma nekkee Sénégal Côte d'Ivoire wala sax Afrique moo perte ab monument musique bu mag muy lu ñu bett lool dee bi métti nañu trop ndax ki nga xam ne moom mooy DJ Arafat man ko amoon respect bu mag laa woon pour artiste bi nga xam ne moom la nekkoon waaye yàlla moo dogal ñu ngi koy sant yàlla. Et nous sommes tous peinés par ce départ. mi ngi noone ñu daal di leen di xamalek ab waykat moom Seydou Nourou Niang lay wuyoo doom la ci waykat bi di Ndeye Seck signature mu mel ni dafa daal di rek jaar fa yaayam jaaroon daal di soobu ci wàllu ko way ba tax na rek jot naa génne lu tolloog ñaari single li ma bëgg rek moom moo di wéyal li nga xamante ne rek loolee la fi yaayam naka daal di bàyyi nanu teewlu li nga xamante ne rek moom moo di découverte bi ak Papa Ma Jaxate sax yaakaar bi ma amoon ci loo xëy na taas mbëggeel gi ma saxaloon sa xol xëy ga sax mu juddoo ci njabootu ngéwél art ak musique nekk ci deretu Seydou Nourou Niang moo ne day taxul mu am ci ndigal ci wayjuram yi ngir mën a way waaye lépp soppeeku ci bés ba ko wayjuram bu jigéen di waykat wu mag wi di Ndeye Seck signature di bett ci néegam muy wayantu am benn jour boo xam suma yaay may dégg mu ni ma pourtant li nit ñi di def li ngay def moo gën a nice li def lu tax mënoo ko def laa commencé yëngu ci musique di way di génne ay affaire yu bëri di ko teg suma benn frère boo xam ni moom day liggéey ci wàllu animation ma gis ko waxtaan
ceeb moom dani ma frère liggéey bu baax ay jëlee boppam boo liggéeyee di nga mën a percer. ndigalu waajuram googu ak jàppale gi ñu ko jàppale tax mu daal di tàmbali carrière am génnee ñaari single benn bi mu jagleel ko yaayam beneen bi mu ciy wax mbëggeel. tooñ la tudd quoi ci mbëggeel laa ko tënk parce que àdduna léeg-léeg nga ànd ak nit sax tooñ ko te doo ko yëg tooñ boobu nag képp ku ni la bëgg na la nga tooñ ko ni ko jégal ma jégalu la rek bu dee bëgg des na tuuti quoi ci sama xalaat bu gàtt donc bi ma woowee moo sa tooñ la perfection amul ci lay wax naan léeg-léeg ma tooñ la léeg-léeg nga tooñ ma léeg-léeg ñu tooñante ci mbëggeel ma ne ko yaa ngi may tooñ du ma la faale dama lay baal ndax dama la barde. sabab yi nga xam ne Seydou Nour am na ko mu ngi tënku ci ñaari mbir jaaree ci woyam di yee askan wi naka noonu it topp ci tënk waajuram ju jigéen ji di Ndeye Seck Signature nga xam ne kàngam la ci musique Sénégal. lu may yëngu mooy toujours jéem a conscientiser waat askan bi dama koy wax à chaque fois dama naan leen bu fekkee ni am na benn doomu aadama boo xam ni sori na tal rajo déglu ci samay kàddu mu nekk lu koy jëriñ pour defaat ko ci àddunaam kookoo tax may def même bu dee benn nit la man yeete bi moo ma gën a ñor ci musique quoi musique bi moom fas yéene ma ko bàyyi parce que su ma yaay dañ ko xam muy Ndeye Seck Signature mu nekk koo xam ne day def musique lépp lu mu tàmbali ci musique ak fépp fu mu ci yeggu ñaan naa yàlla yeggale ko fa. Oh yaay boy bëgg naa ama nga noone di doom ci Ndeye Seck Signature ñu daal di wax beneenuk artiste moom Maestro lay wuyoo daal di génne nag ab single bu yees duppee ko bàyyi li ngay def fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu ne la daal di génne single bu ni mel. bi nga xamante ne jotoon na génne ab woy ak Clayton jamono ji la rek fi mu nekk nii li mu bëgg rek moom moo di gën a exploiter li nga xamante ne moom moo di talent moom donte moom nag woykat la waaye itamit nekk na ab musicien ndaxte rek dafay daal di jouer instrument yu bëri nanu ko teewlu. ku wax atum 1990 sa xel dem ci ñoom ndax musique bañ daan boole di salsa ak mbalax Super Kayor juddu ci atum 1992 nekk xalaatu Gajaga nekk waykat jaar ci ay groupe yu bëri yu ci mel ni Xalam Star Bands Mapate Jams Gajaga Birane Alioune Ndaw Ousmane Dia. ñi ngi jégalu ci élément boobee niñ leen ko junjee woon léegi moom artiste bi di Maestro dafa daal di génne ab single bu yees bu mu duppee bàyyi la ngay def fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu ne ci la ko daal di génnee. ba tax na rek nañu teelu reportage bi. Maestro moom jeune musicien bi nga xamante ni woyam bi lii di pizza moo ko tal ba jamono ji fépp ci Sénégal ñu daal di koy xam daal di ne génne single bu bees bu mu dippee bàyyi li ngay def mu nekk rek son boo xamante ne jamono ji woy kese la àndut ak vidéo indi nañu ay leeral sax ci mbir moomu la. bëggoon naa ko génne bu yàgg mais dama ne woon damay xaar mu am image ànd ak image sax ma génne ko ak vidéo mais mu woon yenn possibilité yi te gars yi ñu ngi ko doon laaj gars yi bu ñu gisee ma koy pressé gars yi dañ naan ma son bi gaaw ko génne et tout parce que actualité la après j'ai préféré ma génne jamono ji bëri ay yàqu-yàqu ba tax rek mu daal di taamu bàyyi li ngay def ngir rek xamal ndaw ñi ni li ñuy def ci internet bi nag mën na leen di indil ay loraange ba tax muy jàngale li ni mel ci singalam bu bees bi. parle de beaucoup de choses surtout ci affaire jigéen ñi góor ñi di jël jigéen ñi di leen wilipande ci internet bi maanaam Sénégalu tey gars yi dañuy jël vie privée jàmbur di ko wilipande ci net bi ak ñi nga xam ne cas d'accident bu amee au lieu d'appeler les sapeurs pompiers pour secourir mais dañuy filmer vidéo donc affaire yu bëri daal ci biir Sénégalu tey Sénégal bi jëm ci suuf Sénégal ci jëm ci yàqu moo tax mu ne bàyyi li ngay def. mu bokk ci jeune artistes yi nga xamante ne rek dañuy daal di génne ay single lu bëri buy marché pour ñenn ñi am na ci ñoo xamante ni moom mbir moomu la mën na leen jural ay gàllankoor. yàlla dimbali na ma ba son bu ma génnee beneen ba ca tegu gars yi dañ naan moo daax na son yu bëri yu ma rënk nga xam ne génnee gu ma ko te war naa ko mën a génne léegi nag man ci loolu laay profité da éveillé waale askan bi conscientiser leen. Maestro mu ngi ñuy wax li nga xamante ne moom moo di ay projet am ak ay mbébétam jëm rek ci wàllu musique sénégalaise. faire aussi ma propre promotion parce que instant yi dama nekk sama carrière solo je me suis concentré ci sama carrière solo donc je dois faire tout ba Sénégal gën ma xam quoi donte yàgg naa ci musique et tout mais comme il existe benn différence entre célébrité ak talent bi bu fi nekkee yow yaay def tout pour être célèbre ci côté boobu nag il faut que ngay actuel di génne ay son daal. Maestro nekk ndaw bu yëngu ci wàllu musique donte rek day wéy waaye itamit mën na jouer piano mën na guitare mën na def ay mbir yu bëree bëri ndaxte da koo daal di jàng ci l'école yi nga xamante ne rek ñoom lañu fay jàngale moom moo di wàllu musique bëgg na ko loolu ba tax rek mi ngi woo ñi nga xamante ne rek ñoo ko mën a jàppale ngir it ñu jàppale ko moom waaye it jàppale ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di jeune talent yi yëngu ci wàllu musique te génn guñu.
mangook ñu daal di rek dalal ki nga xam ne moo di ganuk kër gi moom nag mi ngi wuyoo ci turuk Mbaye Gaye alias Jaja from Africa. moom nag daal di dellu si waat ci li nga xamante ni moom moo di parcours am ay projet wam yu nga xamante ne am na ko ci albumum bi waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi koy jànkonteel ci milieu musical bi entretien bi moom Fat Sow. Midi Culture ganu xibaar yi. rappeur biñ leen di xamleel mooy Mbaye Gaye ñu gën ko xam ci turu Jaja King from Africa Jaja nag doon ndaw rappeur moom nag jot nañoo xamleel lu tax mu soobu ci musique bi. yàlla def man doon tëgg asiko vers 2007 la ma musique commencé dëggu ci la focalisé wu ci musique reggae ak rap ci la ko tàmbali en 2007 ouais. Bon je peux dire ci famille très religieuse la bokk je peux dire ci kër gi man rek maa fi def musique amour la bu ma yàgg am dama daan fowante bu ma nekkee école yor sama kaye ci ginnaaw di bindantu. Jaja ñu bëggoon xam rek ci sa album bi ngay waajal ak ñaata single nga jot a génne. ni maa ngi liggéey ci projet incha allah rabbi ci nouvelle année bi bëgg nañ ko finir laa ñuy concentré ci benn projet xam naa pour bientôt rek incha allah rabbi dina ko finir pour def lancement wu album bi single bi njëkk génn. laata loolu jot naa génnee 3 singles ay audio rek laa ko génne woon benn bi mi ngi tudd C'est ma vie beneen bi mi ngi tudd Rastaman beneen bi mi ngi tudd I'm Crying for my Africa. Ma musique elle est trop engagée. yéen jafe-jafe nga jànkonteel ci milieu musical bi. jafe-jafe ni jàkkante bëri na tellement quoi la promotion de nos musiques niñ koy tegee ci rajo yi des fois comme culture bi fii c'est peut-être néew na fi doole tellement quoi mën nga toog des mois et des mois benn petit concert boo xam ne da nga koy taxaw dund ko carrément jafe-jafe yooyu dañ koy am. mu nekkoon Jaja King from Africa nekk ab rappeur bu am ay projet yu bari ci wàllum rap moom Jaja nag génne na ay single mu nekk itam rappeur bu am ambition moom rek li muy ñaan mooy fépp fu rappeur bu mag di teg tànkam ëllëg mu daal di fay teg tànkam. mbokk yi jaajëf mi di dem na ba toftal ñaar fukki simili ak juróom-benn ñu jeexalee xibaaru digg bëccëg yi ak way bi di Nara Chara nga xam ni Stade bi somb moom moo ko daal di way mi ngi ko génne ci atum novembre 2018. Muhammad Rasulullah Imamul Anbiya kon mbokk yi jaajëf yéen ñu doon bàyyi xel ci King FM 99.4 foofee la ñuy daal di tàggatoo gannaaw ba mi di demee ba toftal ay simili Dior Mbodj feggoog Kati Ndiaye ñoo leen doon dëgtal xibaar yi ci kàllaamay ko ci njàppandaluk Daouda Gueye leen jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci xibaar yi ba mu yemb di leen jaajëfal yéen tamit suñuy auditeurs yéen ñuy bàyyi xel ci 99.4 ñaan borom bi mu defal ñu kendaluk jàmm ba ëllëg ndek soob na ko. mbokk yi nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax itam di jaajëfal auditeurs yi ak internet yi di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. Midi Culture.